asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. ñu ngi leen di mbokk ñi di déglu ak yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu gën a tedd ci nuyoo yi di jox ku nekk loxo ñu ne ko asalaamualeykum. ñu ngi fii daje ci bërëb bu tedd bii di xabru Seydina Issa di ngeen ñu ngeen ko gisee sama ginnaaw fas yéene waxtaan ci benn thématique boo xamante ne comité scientifique ñoo ñu ko jox ngir ñu waxtaan si ni ngeen ko xamee nag li waral lii yëpp mooy dañoo nekk ci contexte célébration woote Seydina Limaamu alayhi salaam woote ba ajiboo daa ilaahi yaa masharal insi wal jinni inni rasulillahi ilaykum. ñu ngi leen di ci convier ngir séddoo ak yéen ay xalaat ci ab thématique boo xamante ne mën nañu wax ne thématique bu am solo la ndax li mu ànd ak actualité. balaa ma si ñëwaat li may njëkk a def mooy wax leen ñi nga xamante ne ñoom ñoo toog fii. su ma commencé si sama ndeyjoor ñu ngi am professeur Birane Ndiaye professeur arabe la boo xamante ne mu ngi jàngee université Al Azhar ñëpp a ko xam mooy université bi nekk fële Caire. dafa am xam-xam dafa màcc ci éducation ak njàngale conférencier bi ci topp mooy Seydina Gaye moo toog fële ci wàll ba professeur arabe la moom tamit waaye mu ngi jàngee université Al Kharawin bi nga xamante ne mu ngi nekk fii ci Maroc fu ñuy wax ci dëkk bu ñuy wax Marrakech dinaa faral di ko wooye Marrakech. dina wax tuuti ci li nga xamante ne foofu la phénomène extrémisme jógee maanaam historique. dina wax li nga xamante ne fi nga xamante ne foofu la jóge ak naka la ñëwee ba egsi si ñun fii ci suñu société bi. ki si tegu mooy féete sama càmmoñ nii mooy Mouhamadou Bara Samb moom tamit diplômé Al Azhar la université Al Azhar formateur la te dafa yore cabinet consultance ci maanaam ci li jëm ci ay informatique moo tax mooy xarala yu bees te xarala yu bees yi nag bokk na ci thématique bi nga xamante ne moom la ñu nar a waxtaanee ci suñu jotaay bi. kon ñu dooraat ci waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy li ñu thématique bi ñu waa comité scientifique groupement central Layène jox ngir ñu waxtaane ko ak yéen. yax bu mag bi nag bi nga xamante ne moom mooy yaxu discussion bi mooy maanaam naka la ñuy def pour wasaare njàngale Seydina Limaamu loolu rek déjà doy na thématique centrale. fas nañu yéene nag lëkkale ko ak situation bi ñu nekk temps yi te mu lëmbee réew mi lëmbee Afrique lëmbee àdduna bi te ñu koy wooye pandémie Covid. donc dinañ ci waxtaan jéem a def ay lëkkale ci njàngale Seydina Limaamu lan la si wax ndax Seydina Limaamu alayhi salaam bàyyiwul dara dafa teg communauté bi si yoon te yàlla mayoon na ko chance moom mu li mu ñaanoon mu xam ne yàlla nangu na ko balaa muy jóge fii ndax moom moo waxoon yaatal leen wanag yi gan yaa ngi ñëw gan yi ñëw na
dinañ def tamit cadre bu ouvert dinañ ko jéem a lëkkale ak li ñuy wax cadre ouvert bi nga xamante ne dina ko jéem a lëkkale ak li ñuy wax numérique ñu nekk ci jamono boo xamante ne lépp lu ñuy def ci xarala yi lañ koy jaarale xarala yu bees yi li ñuy wax léegi réseaux sociaux li ñuy wax numérique en général nekk na loo xamante ne lépp lu ñuy doxal muy waxtaan muy liggéey bu ñu mënti liggéey dañ koy lëkkale ak xarala yu bees yi donc maanaam mu ngi noonu thématique bi nag ni ñu koy wooy mooy l'extrémisme des jeunes à l'heure du numérique dinañ jéem a wasaare fii lan mooy extrémisme ak ban jeexital la am ci ndaw ñi ci xale yi ak ban conséquence la mën a am ci suñu dundinu nit ñi dinañ jéem a xool tamit extrémisme boobu naka lay jëfandikoo ak xarala yi ndax léegi yëpp ci xarala yu bees yi lay jaar naka lay jëfandikoo xarala yu bees yi ngir gën a jéem a am doole donc yooyu yëpp dinañ jéem a wasaare ko fii ci waxtaane leen ko faram-fàcce ko jël ko def ko ay pàcc yoo xamante ne kàngaam yi toog fii yëpp dinañ si jël ku ci nekk benn pàcc jéem ko wesaare jéem ko toj indil leen yuq bi ngir ngeen jéem a ngeen mën boole ak li ngeen xam ngir gën a mën a leeral sunu yoon ci njëriñ jàngale yi fi Seydina Limaamu Baay su ma continuer sama kàddu introduction dinaa ci yokk ne dina am ay considération historique dina am aussi ay li ñuy wax définition ak lan mooy extrémisme bu ñu nee numérique lan mooy numérique naka la ñu lëkkale extrémisme ak numérique donc yooyu yëpp dinañ ko wasaare ba nga xamante ne ku ci nekk si ñun dina ci mën a def jàngat bi nga xamante ne dina ko mën a dimbali ci li muy dox bés bu nekk donc balaa maa sori rek damay jox kàddu gi premier conférencier bi muy Seydina Gaye di professeur arabe comme ni ma ko waxee sànq professeur arabe du jànge Maroc université Al Kharawin. wasalaatu wasalaam ala ashrafil xalq ajmain Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. te ginnaaw bi ñu sante yàlla ñu ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal alxalifa Baay Abdoulaye yàlla yàggal ko fi sàmm ka dooleel ka dimbali ko zahiran wa baatinan di ñaanal ahlu bayt rasul du fan ak wér ak jàmm tawfiix ak taysiir di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo toog ci plateau bi di sargal ndokkeel ummal islamiya ci appel Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bi jërëjëf professeur ci question bi nga xamante ni question bu am solo bi nga xamante ni dafa ñëw ci place am parce que tamit foog naa ni wax des fois dina ci am njëriñ nga wax fa mu xewe di nga ma may bala ma dugg ci historique bi mooy ma def benn aperçu bu ndaw boo xamante ni dina ma gën a mën a dimbali ma dugg ci question bi mooy dama koy commencer benn wax boo xamante ni benn homme d'affaires Bill Gates daf ko doon wax lu am solo mu ni tey bu ñuy xayma meurtre wala crime yi nga xamante ni am na ci àdduna bi ñaar yi ci ëpp maanaam cause yi bu njëkk bi bokk na ci feebar sibbiru beneen bi mooy rayante donc ci rayante boobu dama ciy def benn point dama ciy taxaw tuuti waxam boobu ut loo xamante ni am na si benn ciislaay lu ko dëgëral buñ delloo ci ginnaaw fekk junni at ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn mooy bi yonente bi woote alayhi salaatu wasalaam ci Medina dafa waxoon benn wax boo xamante ni dafay dëggal li homme d'affaires boobu waxoon Bill Gates dafa toog ak saxaaba yi un jour daal ni leen inna bayna saa la harajan mu ni àdduna dina tukki mais buy tukki dina am luy xew
xërëj ci arab mën nañ ko firi fitna wala rey boo xamante ni teguñu ko ci yoon ñu ne que ñun saxaaba yi ni que ñun rey bin xam mooy guerre sainte bi jihad bi mu ni leen déedéet du rey boobu mooy yaxtulu ba'dukum ba'dan da ngeen di reyante seen biir ba sax dina dem frères yi même famille ñuy reyante ci seen biir donc yonente bi loolu moo alayhi salaatu wasalaam am na wala amul am na donc question bi ñuy posé mooy lan mooy cause bi lan mooy sabab bi tey buñ xoolee borom xam-xam yi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllu criminologie dañuy wax ni même psychologue yi dañuy wax ni tey meurtre yi nga xamante ni am na ci àdduna bi bu ñuy xool à 95% li ko waral mooy extrémisme mooy tatarruf boobu moo ko waral tatarruf boobu nag am na ay façon yu bari yoo xamante ni moom nga koy exercer moom nga koy wane lu ci ëpp violence lay doon mën na nekk violence boo xamante ni verbal ci wax lay doon wala violence boo xamante ni mental lay doon am na violence boo xamante ni physique lay doon maanaam ci wàllu reyante même tey sax bu ñuy xool tey côté yi nga xamante ni tey dundu doomu aadama ci la tënku xam ne ñetti mbir yooyu bu ko respecté wul rek day mel ni bàyyi ma tey tatarruf boobu maanaam extrémisme bi dafa fa jël benn place bu rëy li ñuy wax ci arab nasibal asad cëru gaynde maanaam bu nekkoon cër bi à 100% tatarruf fees na foofu yëpp 95% mu ñuy xool côté aspect wala côté religion wala côté social wala côté politique tey ñett yooyu boo ci jël da ngay gis ni extrémisme boobu am na fa place bu rëy tey boo xoolee tey ci côté diine religion tey ñaata nit lan rey ñaata dëkk lan taal ñaata guerre lan sooxe lan moo ko waral mooy ci turu diine ngay reye ci turu diine ngay defee violence nga xool tey ci côté social bi al janibul ijtimaa yi tey nga xool benn kii fajwa écart bi nga xamante ni am na tey ci diggante nit ñi lan moo ko waral mooy tatarruf extrémisme boobu tey biñ ci mën a jël mooy relation entre ku am ak ku ñàkk xoolal tey ñoom ñaar écart bi am seen diggante violence bi ci am ci wàllu wax ku nekk ku ñàkk ki day xool ku am ki ndi kii moo tax sama situation bi changé wul ku am ki jàppee ku ñàkk ki ni kii daf ma tëg bët duñ mën a bokk même fréquentation duñ mën a bokk même jotaay parce que ku nekk am na benn bët bu ñaaw bu ñuy xoolee sa morom te pourtant loolu waroon naa bañ a am tey boo demee ci sóotu Xurays yàlla fi muy wax naan wa at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawfin donc réglé na seen problème tey at'amahum min juu'in tey ku am ki bu bàyyi woon xel ku ñàkk ki donc aamanahum min xawfin day mën a am mooy sécurité boobu nga xool tamit tey ci côté jaanib siyaasi côté politique bi extrémisme xam ne ni mu fa jëlee benn place déjà am na ay groupe parti yoo xamante ni extrême gauche la ñuy tuddee même seeni campagne loolu la ñuy développé moom la ñuy piloté ba jël kii bi ba jël nguur gi et xam ni tey sax booy xool li ñuy wax ci olof naan li doon ñuul lii ñuul ci soow mi dañ ko war a seppi mën nga wax contraire bi daan ni lii lu weex lii ñuul lu weex li feeñ ci lu ñuul li maanaam extrémisme daanaka doole bi nga xamante ni jël na ko ci yooyu yëpp tey bu fekkee professeur pour ma dugg sa question historique bi da ngay gis ni tatarruf boobu ëppal boobu dinaa ñëw ci définition bi après phénomène bu yàgg la nekk loo xamante ni nit moo ko créé nekk loo xamante ni da nga ko waxtaane dafa nekk loo xamante ni société bi mu amee la am nit bi mu amee ci la am même tey booy xool côté histoire am na ay civilisation am na ay guerre am na ay xeex yu bari yoo xamante ni lan moo nekkoon cause bi lan moo ko animé mooy extrémisme mais tey buñ doolee ci diine buñ delloo ci l'islam dañuy xool ne li ñuy wax naan acte terrorisme wala acte extrémisme bi nga xamante ni moo njëkk ci kaw suuf mooy bi nga xamante ni moo xewoon ci diggante ñaari doomi aadama yi ñu bokk ndey ak baay mooy xaabil ak haabil ñoom ñaar xam ne tey buñ delloo ci alxuraan mu ngi koy nettali muy wax ni ba'du a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim watlu alayhim naba'a ibnay aadama is qarraba qurbaanan fa tuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal min al axar qaala la aqtulannaka coow am na ci diggante ñaari frère ñu bokk ndey ak baay juboowuñu ci kàddu kenn ki gañe moroomam waa ji ni ko duma ko accepté lan la wax mu ni ko la aqtulannaka dama lay rey gis nga tey professeur gis nga aaya boobu buñ ci taxawee dinañ mën a expliquer lan mooy extrémisme lan ak
ak lan mooy cause yi ak lan mooy conséquence bi. dama lay rey tey bu ñu jëlee Xaabil mi nga xamante ni moom moo rey moom mooy représente un homme extrémiste ndax lan mooy koo xamante ni li ñuy wax laa yaqbalu ixtilaaf wax nga ko sànq mooy du nangu diversité wuute pour moom benn xalaat moo am benn gis-gis moo am benn type de nit moo am benn mentalité moo am te l'islam tëddewul noonu yàlla ni mu bindee suuf si mooy diversité benn aaya bu koy tënk inna sa'yakum la shatta ni ñëpp seeni yoon seeni gëm-gëm dafa war a wuute même boo xoolee yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu gàddaayee dem Médine def fa fukki at jullit ñi rek dëkkuñu fa woon amoon na ay athée ñu gëmul dara arab di ko wax al mushrikuna amoon na ay juif amoon na ay nasaraan amoon na ay jullit mais dafa bind lu ñuy wax pacte de Médine wasiqatu Madina def ci 52 points yoo xamante ni jullit bi athée bi ñoom ñëpp ku nekk daf koy respecté mais lan moo leen ko mooy dañuy gëm benn diversité boobu xam ne yàlla dafa wuutale tey buñ xoolee ci aaya bi ba tey nga gis ne tey buñ ci bëggee xam kan mooy mutarrif extrémiste mooy kan wax nañ bu njëkk bi mooy koo xamante ni du nangu wuute ni amul benn type lenn rek moo am aussi mooy koo xamante ni day jàpp na moom toujours moom am na raison daa iman ala sawaab mooy monopole du savoir wala monopole de la vérité toujours moom li mu wax mooy am toujours moom lim xalaat loolu mooy am xam ni tey képp koo xamante ni day wuute moom ak xalaat wala gëm-gëm wala diine day jàpp ni kooku noonam la tey boo xoolee Xaabil ak Haabil frère grand frère bi rey rakkam lan moo tax mu rey ko parce que ñoom ñaar lim bëgg waa ji contraire bi la bëgg waa ji moo ko gañe donc loolu ci la ko reye nga gis ne tamit day jàpp ni kan mooy noonam mooy ki nga xamante ni bokkul ak moom diine bokkul ak moom doctrine bokkul ak moom benn idéologie ni ñuy façon bi ñuy xalaate toujours foo ko gis li muy def mooy lan mooy armam mooy xeex lan mooy armam mooy di révolter xam ne tey moom arme bi nga xamante ni jëloon na ko ba rey frère am tey mooy armée ñi nga xamante ni mooy al mutatarrifun les extrémistes mooy seen arme mooy lan violence moom lu mu def mooy dañu ko la axtu la naka dama lay rey même sax booy jàng ci arabe grammaire arabe wax bi dafa diis la axtu la naka mënoon naa utiliser la axtu loka dama lay rey mais la axtu la naka boobu mooy dafa affaire bi dafa gën a féroce dafa gën a metti donc boobu la utiliser xam ne tey même tey ñi nga xamante ni ñooñu loolu mooy seen arme ñett yi la mooy lan violence ci côté ay wax violence ci côté mental da ngay terroriser nit ñi ci wàllum xalaatinam beneen bi ci côté jëmmam mooy rey mooy yooyu yëpp xam ni aussi tamit dafay nekk toujours koo xamante ni moom la ñuy tuddee l'homme boo xamante ni ku fataliste maanaam al insaan al qadari koo xamante ni toujours du yëg benn sentiment de responsabilité toujours lu ko dal lu garaaw tardé ñàkk lépp daf koy teg nit ni nit moom a ko def moo tax toujours kooku foo koy gis toujours am na day révolter toujours day xeex toujours day gën a day toujours moom acte lu soxor rek lay def dialogue xamu ci dara mais nga xool ci beneen côté bi nga xool kin rey moom lan la représenté mooy ki ñuy wax ar rajul musalim koo xamante ni toujours moom bala moo xeex mooy na waxtaan du xeex dafa sori am na yeneen foo xamante ni foo mën a jaar ba doo àgg foofu moo tax bi mu nee rakk ji dama lay rey rakk ji lan la ko wax danika bu fekkee la in basatta ilayya yaddaka li taqtuluni ma ana bi basiti yaddi ilayka li aqtulak inni axaafu laaha rabbul alamin mu ne ko bu fekkee maag yow waxtaan nañ jubóowuñu nga ni benn solution moom mooy rey mu ne ko man duma la rey li may préféré mooy waxtaan parce que même aay bi boo ko xoolee frère bi utiliser na ay moyens yu bari pour convaincre grand frère bi mais dafa bañ dégg mu ni ko gis nga mu ni ko man inni axaafu laaha rabbul alamin dama ragal yàlla mais tey dama ragal yàlla boobu tey buñ ko bëggee indi suñu contexte bi mooy lan mooy damay respecter charte yi nga xamante ni norme yi nga xamante ni teg nañ ko pour ma bañ a àgg foofu mooy ban mahabba cofeel taawun dimbalante ku nekk yegg sa morom li am solo mooy li ñuy wax aimer son prochain xubul aaxar nga accepter keneen ki ci côté gëm-gëmam ci côté diineem ci côté xalaatinam te li ci gën a doy waar li ci gën a yéeme mooy ki nga xamante ni
day dawee loolu mooy toujours léppam fitna la léppam violence la moom day jàpp ni moom dafay defar dafa jàpp ni toujours dafay defar te dafay yàq même boo demee ci alxuraan sax yàlla am na fu mu koy waxee xam ni mën nañoo sàcc wax boobu ñëw jox ko waa ji mu ni wa iza xiila lahum la tufsidu fil ardi qaalu innama nahnu muslihun bal innahumul mufsidun walakin la yashurun mu ni ñooñu tey boo leen waxee acte yi ngeen di def acte terrorisme yi ngeen di def violence bi ngeen di def da ngeen di yàq la moo tax ngeen koy def dan naan la ñun dañuy defar yàlla ne ñooñu ñooy yàq. dama doon lire ci benn livre bu Dale Carnegie xam ne benn borom xam-xam la ci wàllu développement personnel muy expliquer ku tudd Al Capone xam ne benn chef mafia la woon mu ni policier bi ñëwee encercler këram pour di ko jàpp fekk rey na ay milliers de personnes acte terrorisme bu nekk def na ko dafa bind benn lettre mu ni man certes rey naa ay nit yu bari mais xol bu baax laa yore sama xol bi yéenewul kenn soxor ak mbeñeel gis nga mooy li ma wax sànq moo ñoom toujours dañuy jàpp ni li ñuy def lu baax la moo tax xadis ba ma njëkkee woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu nee ni aaxiru zaman bala moo ñëw fitna dina am xadis bi dama ko daggoon li ci des li koy complété mooy day nuru fii yonente bi nekk mais ñiy def loolu est-ce que ñoom am nañ seen raison li ñuy def ni teg nañ ko ci raison dañu leen yaxsabu ahadukum innahu ala shay'in wa laysa bi shay'in mu ni kii def loolu day foog ni li muy def teg na ko ci yoon mais dafay yàq donc xam naa guddal naa kii bi xanaa di kii jërëjëf laay Maxtaar. développé nga wax nga li nga xamante ne prophète bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ci waxoon mooy fitna zahara bi nga wax développé nga tamit di jëmale ko si am ni ñu koy waxee lan moo war a nekk ay cause extrémisme xam naa dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti wax nga tamit maanaam li boole woon Haabil ak Xaabil te loolu yëpp déjà c'est ay informations yu am importance la ak surtout par rapport aux solutions wax nga ci aspect maanaam pacte de Médine loolu xam nga histoire la waaw donc vraiment sur le plan historique vraiment da nga tënk loo xamante ne dafa am importance wax nga aussi ci férocité de l'acte nit ki yenn saa yi dina nekk extrémiste sans mu rendre compte ne day yaakaar ne mu ngi defar fekk mu ngi yàq donc yooyu yëpp ce qui veut dire que waxtaan moom mooy tax nit yi bu ñu toogee ñu mën a indiwaat ki nga xamante ne dafa doon yàq mu yaakaar ne day defar mu wëlbatikuwaat macha allah dinaa ñëwaat si yow ci ay questions ci aspect yooyu. donc léegi mën nañu jàll ci Birane professeur Birane mu jox ñu maanaam njàngale Seydina Limaamu ci alayhi salaam ci li nga xamante ne moom mooy thématique bi. ndax comme ni nga ko waxee professeur Seydi jox nañu historique bi histoire bi ak implication yi ak conséquences yi yow maanaam yooyu yi mu décrire lan la si Seydina Limaamu wax jëmale ko si ñun ñi mbindee fii. aouzu billahi al aliyyil azim min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim. professeur jërëjëf comme ni ko imam oustaz Seydi waxee léegi. li nga xamante ni moom wax nañu li nga xamante ni mooy ëppal maanaam buñ bëggoon a firi tey extrémisme dañ naan mooy ëppal wax nañu mooy lan waaye nag Seydina Limaamu alayhi salaam daf ci indi ay jàngale pour wax ñu naka la ñuy def pour mucc ci ndax boo xoolee adduna bi loolu bokk na ci li leen jaaxal ba tey daanaka chaque année da ngay gis ñuy organiser ay colonne internationale pour lan ut solution ci loolu waaye ba tey mënaguñ cee am solution. moo tax nag Seydina Limaamu alayhi salaam indil ñu yar bi nga xamante ni mooy base lépp ci kaw suuf pour mën a mucc pour préparer ki nga xamante ni nii mooy génération yii di ñëw. ci naka noonu boo xoolee ci biir xutbaam bi te lépp nag dafay nekk loo xam ne dañ koy jëlee ci xutba bi daf ko waajale ci lan ci soxna si nga xamante ni nii moo war a nekk yaay mu ni kon jigéen ñi nañ ko teel a may buum ngir bu ko defee moom dina mën a mucc ndax yi nga xamante ni mooy ñaawteef yi war a am ci moom du am ci moom. ndaxte dañuy wax ni jigéen nag mooy école bi nga xamante ni boo ko waajalee am société bu baax mu ni kon nañ waajal soxna soosu teel koo may ak buum li tax loolu ndaxte ñëpp xam nañ ni tey ñi nga xamante ni ñooy jigéen ñi li tax ñuy génne seen yaram li tax ñuy génne seen awra mooy que ne dañuy nekk ci li ñuy wax célibat te buñ ko defee nag li ñuy def lépp mooy lépp luñ mën a def pour jar dañ koy def
donc moo tax Baay Laay alayhi salaam ni nañ leen teel a may ngir ñu mën a mucc ci loolu. beneen bi tamit mu ne xale yi nañ leen teel a xarfal ndaxte boo demee ci borom xam-xam yi dañoo wax ni li nga xamante ni dafa war ci waajur bi mu war koo def du mat fekk xarfalul doomam mu ne nag waaye dafay gën nag mu teel koo def ci fan yu jëkk yi ba nga xamante ni bu màggee ràññee dafay fekk mu mën a mucc ci yu bëree bëri xàmmee ba tey science ñëw dëggal loolu ni ba nga xamante ni tey ci maternité yu bëree bëri ci adduna bi du ma wax Sénégal rek mais adduna bi bu fa sa doom juddoo dañ lay laaj ndax ñu xarfalal la ko leneen li nag mooy que ni mën nañ ni mooy li ci ëpp solo ndaxte boo xoolee tey waajur yi ku ci nekk mi ngi rayante pour jox doomam mu dund ku ci nekk bu doomam feebaree lu mu am ci xaalis dina ko génne pour faji ji ko loolu nag ñu war cee gërëm waajur yi waaye nag dafa am lu ñuy fàtte loo xam ni moo ëpp importance muy dundal seen ak ruux parce que tey boo xoolee waajur yu bari dañu démissionné ci ndaw yi bàyyi njaboot gi te lenn rek lañ lay wax mooy li ma tal mooy lu ma leen dundalee Baay Laay alayhi salaam nag boo demee ci biir xutbaam bi daf ñu fiy fàttali nii xale bi bu wommatee waajuram ba ci kanamu yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala duñu ko yàlla sama waajur yi de daaw ma jox ma lekk du ko wax ni kii daaw ma jox ma naan waaye li mu koy wax mooy na nga yàlla na nga jël suñu àq ci suñu waajur wi lu tax mu ni ko lam yu sammina isman min asmaai salihin walam yu addibna walam yu allimna shay'an fi kitabillah walam yanhana amma naha allahu anhu walam ya'murna bima amara bihi tarakana wa atlaxana naf'alu ma nasha min al xabir donc li mu koy wax mooy yàlla na nga jël suñu àq lu tax mu ni ko tuddewuñu woon tur bu baax yaruñu woon xamaluñu woon dara ci téere bi yàlla bu muy alquran ba pare nag digaluñ woon li yàlla daan digle te terewuñ woon li yàlla tere lan lañ defoon dañoo bàyyi woon boyal ñu ñuy def lu ñu neex Baay Laay du ñu xamal ni nag saggante googu dong mooy tax doom di laaj ak xam ci waajuram kon mu ni nag li war waajur bi mooy jàngal doomam bi nga xamante ni nii moom la jur te tey boo xoolee tey li nga xamante ni nii moom la waa ONU génnee ci nga xamante ni li ñuy wax les droits de l'enfant gis nga liñ ci njëkk a tudd mooy la Baay Laay alayhi salaam jiite woon ci xutbaam ba mooy droit à un nom droit à une nationalité droit à l'éducation Baay Laay alayhi salaam waxoon ko 1883 tey ñi nga xamante ni dañuy saytu di xam di jàng xale bi ak dundinam ak nekkinam naka la war a nekke ñu xam leen ni xale bi loolu mooy lu war a jiitu li waajur wi ñu war a def ci moom mooy jox ko tur ba pare nag yar ko moo tax Baay Laay alayhi salaam daf ci daan sonn pour ñuy yar njaboot gi ba nga xamante ni nii boo demee ci biir xutba bi mi ngi fay waxaat wax ju am solo ni xam leen ni diine xale ci yam ak mag jigéen ak góor mais nag dañ ciy jël ñaar yi muy xale ak jigéen mu nekk ñaar ñoo xamante ni lu jiitu Baay Laay alayhi salaam di woote kenn boole wu leen woon ci diine maanaam seen jaamu yàlla sax dañ ko jàppe woon bidaa maanaam gaafal ko ba nga xamante ni xale bu jigéen bi bu dee jaamu yàlla liñ koy wax da ngay gaaw a dee xale bu ndaw bi bu dee jaamu yàlla liñ koy dàkkantele da ngay gaaw a dee Baay Laay ni ñu déedéet diine góor ak jigéen ñoo ci yam mag ak ndaw ba nga xamante ni jigéen ñi daawuñu ñime jàkka yi lii ci Baay Laay alayhi salaam ginnaaw wooteem la commencé am amoon na nag waaye dañ ko sàggane woon muy jigéen di dem jàkk di julli ji Baay Laay mooy ki nga xamante ni moo ko dundal ba bari na ci suñu waxtaankat yi boo leen déggee dañ naan la jigéen du dem jàkka mu mel ni dafa bokk ci àttey diine fekk déedéet boo demee ci siira di nga gis ni jigéen ñi daan nañ julli ji ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que Aatika bint Zayd soxna la soo xamante ni macha allah dafa rafetoon nekkoon soxna Omar ibnul Xattaab daan julli ji ci jàkka ji waaye bi nga xamante ni nag daan na julli ji Omar li nga xamante ni ni mooy fiiraange góor daf ko jàpp mu bëgg koo tere mu dem jàkka mu ne ko boo ma ko teree de dinaa ko bàyyi waaye jàkka joo xam ni doon naa fa jullee ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di xayru xalqillah di fa jullee ak Aboubacar ndax jàkka jooju nga may tere Omar ni ko déedéet jàkka jooju du ma la ko tere kon nga xam ni loolu dañ ko andi woon si diine ndax lan ay culture yoo xam ne dañ ko jële woon feneen waaye jotewul woon dara ak diine l'islam beneen bi mooy xale Baay Laay alayhi salaam di digal ay sahabaam heure bu ñuy dem jàkka nañuy yóbbaale xale yi ndax ñu tàmm li nga xamante ni nii mooy di julli ba pare di ko defee ca jàkka ja kon mu nekk ñaar ñoo xamante ni dañ leen a génn woon ci société bi te mooy ñaar ñi nga xamante ni ñoo yor société parce que xale mooy màgg jigéen mooy yar te arab yi dañuy wax naan faaxidu shay'in laa yu'tihi ki war a yar xale bi bu amul yaru diine xamul diineem naka la koy jàngale diineem moo tax Baay Laay alayhi salaam digaloon ni nañ leen boole ci li nga xamante ni nii mooy jàng suñu diine beneen bi sànq oustaz mi ngi koy wax ci ki nga xamante ni dafa jàpp ni lim nekk rek moo baax li keneen nekk baaxul Baay Laay alayhi salaam digal nañu
fal yaxuz kullun bi cheikhihi wa malazihi wa yaamalu bi ma amarahu bihi wa yaxtadi bihi fii fi'lihi mu ni ku ci nekk na yéen ci yéen na jàpp sëriñam ak lim ko digal ba pare nag roy ko ci ay jëfam. xam nga booba li taxoon li jugaloon wax ji mooy dafa amoon wax joo xamante ni dafa amoon ci diggante ay taalibeem ak yenn ci taalibe Cheikh Ahmadou Bamba mu bind lettre di leen xamal ni nag yéen ñëpp yéen a yem ci diine. mi ngi amoon ci suñu dëkk ba di Ngaaxam nga xamante ni dañ fa doon bëgg a rayante ci ku nekk ni lii dama koy jël jox ko sama sëriñ bàyyi laay di leen xamal ni nag diine ku ci nekk mën ngaa gëm li nga gëm ba pare nangul keneen ki li mu nekk. moom la yàlla yónni muy xayru xalqullah mu mënoon a taxaw ni keneen ku nekk ci leneen li ma nekkul wax leneen waaye déedéet dañu taalibeem yi yéen ak seen waa kër maam Cheikh Ahmadou Bamba ay doomu ndey ngeen ci diine daal ni ku ci nekk nag na jàpp sëriñam te jëfe li nga xamante ni nii moom la ko digal mu nekk loo xamante ni tey mën naa ni adduna bi yëpp dañ ko war a déglu ndax li oustaz wax sànq suñ problème yu ëpp yi ñu am wuute la rek ci suñu gëm-gëm te du wuute gëm-gëm sax de waaye ay yenn gisin la ci diine nga xamante ni nii li ñu tàqali li ñu boole moo ko ëpp fuuf bu ñuy julli ñoo bokk fu ñuy jublu bu ñuy jàpp ñoo bokk ni ñuy jàppoo bu ñuy julli ñoo bokk fatiha bu ñuy tari ñoo bokk saar bu ñuy tari kon li ñu wuute la lu ndaw la loolu la Baay Laay alayhi salaam xamoon nag moo taxoon mu ne nag ku ci nekk na jàpp sëriñam te jëfe li nga xamante ni moom la ko digal professeur. joxe nga njàngale Seydina Limaamu ci question yi mu soulevé yëpp fi nga ko dooree nag foofu la mooy nit ki fa muy juddoo naka lañ ko war a toppatooyee ak balaa ma juddu naka la ñuy toppatooyee ki nga xamante ne moom moo ko war a jur loolu yëpp Baay Laay daf si indi njàngale indi nga tamit njàngale ci njàngale Baay Laay si jigéen bi nga xamante ne dañ ko xawoon beddi ci diine naka la ko si dugalaatee naka la décrire nag taxawaayam ci diine bi ngir diine bi gën a ñoŋ gën a mat terminé nga fi nga xamante ne mooy wuute bi nga xamante ne moom du wuute mais maanaam diversité la bu war a nekk richesse pour suñu nekkin macha allah ñu ngi lay remercier bu baax a baax dinaa ñëwaat si yow ci ngir nga développeel ñu li nga xamante ne mooy solution yi nga xamante ne moom la indi si problématique ku bu ñu jëlee léegi xarala tey ji naka la ko Baay Laay indee woon ci biir ay njàngaleem oustaz professeur Bara Samb bëgg naa trop ci laaj la ci li nga xamante ne moo nekk maanaam transmission leg bi nga xamante ne moom la ñu Baay Laay dénk naka la ñu fexe ba njaboot gi mën ko jëriñoo mën ko porter pour génération bu nekk rek ñoo naka la koy transmettre génération bi ci topp. aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax a baax professeur Libaas di am mbégte ci jataay bi nga xam ne moom lañ seq ak boroom xam-xam yu sell yi Seydina Issa mi njëkk a tàmbali nga xam ne ndijaay la si ñun di set ci Cheikh Jibril daan bindal Seydina Limaamu Laay ak suñu mbokk Birane nga xam ne ñoo ndekkandoo woon Égypte di boroom xam-xam bu sell moom itam di set ca ña nga xam ne ñoo sanc fa góor gi ñu féete ginnaaw di Seydina Issa Rohou Laye demoon ngir mottali la mu waroon mottali laata muy wutu baayam xam naa ci tënk rek la ñuy tontoo waaye bala ma egsi ci leg bi ak transmission bi dama bëggoon juste wax ci quelques points ndax Seydi dafa wax lu am solo ci li Bill Gates wax ci ne bu ñu xoolee statistiques yi gis nañ ni liy faat doomu aadama li ci ëpp mooy feebar ak ku ñu boom maanaam ku ñu rey mu mel ni day am solo ñu fàttaliku rek ne xeex bépp excès mooy essence ak fondement wu bépp révélation divine c'est-à-dire suñu boroom yónniwul ab yonent ci kaw suuf lu dul ngir mu dimbali doomu aadama ci excès maanaam ëppal excès boobu nag li koy alimenté ñeenti mbir la yoo xam ne fu ñu fekk
doomu aadama ba roofi ci moom mën nañ ko pousse ci excès buñ ko poussé ci excès ci ëppal mën na mujj doon li ñuy woowe benn extrémiste bi ci njëkk mooy ignorance réer ku xamul lu ne mën na ko def maanaam tey ñi ñuy tuddee ay extrémiste ñi nga xam ne ci suñu biiru société parce que aujourd'hui bu ne extrémiste wala intégriste c'est vrai que am na xel yi fu ñuy dem mais en réalité bu ñu xoolee suñu dundin en tant que ay doomi aadama bëri na nit koo xam ne mi ngi dund extrémisme sans pour autant sax moom mu xam nga comme ni ko Seydina waxee sànq kon mooy réer bu njëkk bi deuxième point bi mooy pauvreté ñàkk troisième point bi mooy maladie feebar ñetteelu point bi mooy ragal donc suñu jëlee li nga xam ne moom la Bill Gates wax par rapport ak lii dañuy gis ne déjà rey c'est en relation avec la peur feebar déjà ñëw na ci ñeent yi nga xam ne moom la cité ñeent yooyu moom la ñuy wax ne mooy ñeenti nooni diine yi gën a redoutable maanaam diine bu fekkee am na ay ennemis yu tuddee leen ay ennemis publics ñeent lañ numéro 1 2 3 4 benn bi mooy ñàkk xam ignorance ñaareel bi mooy ñàkk pauvreté ñetteel bi moom mooy maladie feebar ñeenteel bi mooy la peur ragal ba tax sang bu tedd bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne jàngul bindul kenn gisu koo ki téere pêcheur la woon cultivateur la woon ba am 40 ans kenn xamul sëriñam ndax amul ku ko jàngal mu ñëw indi yoon woo xam ne Birane yaatal na ci lu am solo mais bi muy nuyoo ci sermon mi dafa wax ni man Seydina Limaamu Laay maa ngi leen di nuyu di leen laaj ndax am ngeen ñett ndax am ngeen xéewal ndax wér ngeen ndax am ngeen sécurité asalukum an xaalikum la wax xayrikum wa afiyatikum wa diyaarikum cela veut dire que Seydina Limaamu laata sax mu ñuy jox recommandation mi ngi bëgg am assurance ci ñi muy waxal ndax ñeenti noon yooyu toxu na ci ñoom parce que moom muy wax di leen jàngal toxal na déjà ignorance parce que moom mooy jàngalekat bi gën a mag kon bu ñu amee xéewal lan moo taxu pauvreté toxu na suñu amee wér-gu-yaram lan moo taxu feebar toxu na suñu amee kóolute lan moo taxu ragal toxu na bari waa na lu ñuy sikke suñuy jeunes di leen taxer de tous les noms naan lan moo tax yaruwuñu lan moo tax tënkuwuñu question bi mooy est-ce que am nañ pédagogie bi bàyyi laay amoon ci soucier wu ci seen situation ñoom jeunes yooyu avant ñuy laaj ndax tënku nañ wala déet mooy ndax xam nañu jeunes yooyu ndax jeunes yooyu lekk nañ bu suur ndax jeunes yooyu bu ñu feebaree dinañ mën a faju ndax jeunes yooyu am nañ sécurité par rapport ak seen environnement ndax am nañ sécurité par rapport ak seen psychologie ndax am nañ sécurité par rapport ak seen avenir kon defe naa ci Sénégal amul kenn koo xam ne mi ngi déglu di seetaan lu dul war na mën a xam ni Sénégal ñëpp a fier ci lekk bi fi mag ñi bàyyi ak kër gu ñu mën a féete nag dañoo fier ci exception bi nga xam ne mooy exception sénégalaise mais ma question mooy est-ce que degré de fierté bi ñu am ci exception sénégalaise bi est-ce que on est tant fier wala aussi fier ci transmission bi cela veut dire que tey est-ce que mën nañ garantir ne dans 50 ans lekk bi fi mag ñi bàyyi ba léegi dina continuer sans dara laal ko ça reste une vraie question kon bu comité scientifique depuis 2020 réfléchir ci thème tuddee que nu mu ko waxatee le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme boobu ci xool àdduna contexte bi fi nekkoon ci 2020 tey ñu ñëwaat 2021 mu mel ne dafa gën a consolidé wu tey ku dégg thème bi da ngay jàpp ne comité scientifique Layène
lu mu wax la lu mu suggéré la par rapport ak li xew ci réew mi léegi nii il y a 2 semaines peut-être wala il y a 3 semaines donc day wane ni tey li Seydina waxoon sànq tey li ñuy dund ci Sénégal comme problème en réalité ça a toujours été les problèmes Qaabil ak Haabil la doon xeex ba léegi moom la ñi doon xeex bërki dem donc cela veut dire que solution bi benn solution rek la mën a doon parce que professeur bu sa frigo yàqoo defe naa doo uti menuisier bu la ko defaral ki defar doomu aadama nag yàlla la tudd donc lu nit ay mënula xam fan la mën a jaarale doomu aadama ba mu mucc il faut ñu am humilité xam ne yàlla rek a yor solution bi alaa ya'lamu man xalaq wa huwa latiful xabiir yàlla moomu nag solution bi ay yonentam la ko jox yonent yooyu ba ñu tënkee yonent bi dafa waxoon ne almahdiyul muntazar mooy delloowaat la ñu tënk ba ñu càmbaree kan mooy almahdiyul muntazar gis nañ ni manto la boo xam ne jotul kenn ku dul sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam moo tax borom jàmmalaay ni mën a dem ba mën a tey kon bu indee solution nekkul pour waa këram solution jamono la tey damay imaginer àdduna comme nit ku feebar koo xam ne ki ko war a faj docteuram moo tëdd jàmmalaay di Seydina Limaamu Laay kon fi may tëje mooy bu fekkee ne bëgg nañ transmission bi assuré wu il faut ñu wax ak suñuy jeune ci ñetti mbir bu njëkk bi mooy ñu xamal leen ñu ràññee entre le message ak le messager tey xamal nan suñuy jeune messager yi laayen boo laaj Seydina Limaamu Laay mën na ko tari loo wax Baay Laay mu ne est-ce que mën na ci sax xeex mais est-ce que énergie boobu muy xeexee ci sang bi alayhi salaatu wassalaam am na même énergie bi ci xam contenu ab wooteem moom sang boobu est-ce que ku ko fëgg laaj ko li Baay Laay wax mën na ko tari mooy nanu orienté mbir yi ci message bi bañ ko orienté ci message bi parce que damay faral di wax mën naa am toor ci wax jooju ne message moo ëpp doole messager parce que messager dafiy jóg waaye message du fi jóg yàlla waxoon na yonent bi message bi boo ko noroon yàq sax ma dog sa baat donc cela veut dire que li ëpp solo nekkul messager bi waaye message bi la. Deuxième point bi mooy le fond wala forme boo xoolee ñu ngi attardé wu di xeex di xuloo ci ay fond rek lu tax lii mais di fàtte fond bi ci forme yi plutôt la ñuy attardé wu di fàtte fond bi gars yi forme bi amul solo. C'est le fond qui est important bi ci des mooy le cultuel wala le spirituel ban lañ ciy jiital te nag dafa mel ni Sénégal li ñu transmettre suñuy ndaw mooy li ñuy jëf ci diine ñu koy gis waaye sàggane lool li nekk ci biir te mënuñ ci teg ban muy le spirituel donc xam naa fi may daanele mooy direct gërëm jeunesse bi communauté layène ci discipline bi parce que nag communauté leen boo xam ne am nañ histoire bu yàgg ak gestion de crise borom tax mii di Seydina Issa Rohou Laye takkal nañ ko médaille des épidémies ndax gestion woom bu rafet ci épidémie de peste bi amoon 1914 kon ñun kenn duñu jàngal nan la ñuy gérer épidémie am nañ histoire bi xam nañ nu ñuy def ak moom kon tey bu fekkee ne ki autorités yi décidé nañ appel ci façon bi ñu ko defee ku nekk ci dëkkam nga appelé fa tënku bi ci ndaw ñi tënku dafa nekk lu am solo loo xam ne lu ñuy magnifier la ñu leen di ñaan ñu gën ci tënku di gërëm aussi kilifa yi ci gis-gis yu rafet yi di yamale kàddu gi foofu di ñaan suñu boroom mu defal ñu xéewal ba ki nga xam ne mooy Seydina Limaamu Laay doon suñu muur àdduna ak àllaxira jërëjëf ci conclusion bi rafet na jekk na wax dëgg yàlla ngir ma résumer ko rek mooy maanaam fàttali yuq gi ci li nga xamante ne loolu la ñu indil ci lekk bi nga xamante ne moom la jeunesse bi war a porter en bandoulière pour jéem a dund si njàngale Seydina Limaamu li mu njëkk a indi mooy maanaam statistiques yi dañu seetlu ne rek lépp liy rey extrémisme moo si jiitu kon boog ndéem dañuy daw dee
nañu daw li nga xamante ne moo ñu indil dee nañu daw extrémisme loolu mooy premier point bi nga xamante ne développé na ko. deuxième point bi mooy dafa indi raison yi nga xamante ne moom mooy tax nit ki àgg ci extrémisme mooy ñeenti point yi moo di ñàkk xam nañu wuti xam-xam ndóol nañu jéem a sakku am honnêtement feebar gis ngeen ni ko Seydina Limaamu Seydina Issa ni nga ko waxee sànq dam nañu ba tabbal ko médaille naka des épidémies nga xam ne kooku def ci dox wax ci jëf ci ba ñuy jox ko mandarga boo xamante ne dafa wane ne def na ci loolu yëpp ko kay nañu jéem a xool ci yan tànk la doxoon ba ñu tabbal ko médaille bi ñu dox ci kon épidémie dinañ ko mën a convaincre te dañ koy vaincre rek nag ndax liggéey bi mu ci def yi ci des mooy jéem na indi ay question yi nga xamante ne Seydina Limaamu laajte na ko mooy ndax am ngeen richesse ndax am ngeen wér-gu-yaram ndax am ngeen sécurité mu toj yi nga xamante ne moom mooy tax nga am richesse mooy tax nga am wér-gu-yaram mooy tax nga am sécurité donc mu indi tamit li nga xamante ne moom mooy fierté li nga xamante ne mooy exception sénégalaise jarul ma ci dellu waaye nag mu ne est-ce que ñun yore nañu argus yi maanaam argument yi nga xamante ne dafay permettre ñu mën ko transmettre loolu def ci poser question donc xam naa dinañ ci delluwaat ma poser waat la question ci su ma la delluwaatee micro bi. rappeler nga tamit ne thématique bi maanaam comité scientifique bi mu ngi ko yëkkati depuis 2020 depuis daaw ñu siy liggéey defe naa ñi toog fii yëpp ñu si bëri bind nañ ci ay article am na yoo xamante ne mënuñu ko fi wax yëpp waaye bu ñu delloo si yi nga xamante ne bind nañ ko nañ ci am xam-xam bu bëree bëri. transmission bi tamit mooy waaw mu ne nañu ràññee kii di wax ak la muy wax maanaam message bi ak messager bi. bul xool ne libaas mu ngi sol benn drap bu rëy ak kii rek est-ce que la muy wax amal na la njëriñ donc da nga war a jéem a ràññee li nga xamante ne mooy nit ki ak li nga xamante ne moom la lay indil ngir yow sa nekkin gën a baax ci loolu la développé point bi. moo di maanaam daf ko caricaturer ci le fond et la forme donc fond bi dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax ñu jéem a utiliser forme bi rek ngir mën a dem ci kanam. jéem a misaal na ko tamit ci le cultuel et le spirituel maanaam buñ ci doon tànn nañu jéem a gën a gëstu spirituel bi ngir suñu nekkin gën a baax mu jeexale ko ci médaille Seydina Issa bi tëdd fii bi nga xamante ne moo ñu uuf fii ñu mën a def li nga xamante ne moom la ñuy def jëmale ko ci yéen fas yéene ko séddoo ak yéen. damay defaat beneen tour de table bu ndaw boo xamante ne damay jël ay jukki rek ay ci kàngaam yi li ñu waxoon ngir ñu jéem a développer yow wax nga sànq Seyna comme temps bi daf ñuy xaw a xoj noonu rek damay jox ku nekk rek xam naa boo waroon wax 5 minutes nga wax ko ci benn minute nga indil ñu li nga xamante mooy pacte de Médine xam nga wax nga ko xam naa ne xam nga ko bu baax a baax waaye jukkil ñu si benn wala ñaar loo xamante ne rek dinañ ko mën a jëriñoo ngir contre l'extrémisme. yàlla xam na ni sax question bi nga posé déjà avant bi ñuy wax sax am na note boo xamante ni dama ko jëloon dafa xaw a rejoindre li nga ma laaj ni donc wasiqa boobu mag pacte bi nga xamante ni yonte bi signé woon na ko mu nekk ci 52 points dafa am benn bu ci am solo boo xamante ni tey fii Sénégal soxla nañ ko. mooy ku ci nekk am nga droit exercer sa diine nu mu la neexee. xam ne yonte bi sax amoon na ay délégation yoo xamante ni dañ daan ñëw Médine seen heure julli jot comme suñu mbokku chrétiens yi mu àll leen biir jàkk ji jumaa ji ñu defa fa seen julli yooyu. moom tey buñ ko indee Sénégal fi ma bëggoon tëjee mooy surtout discours turux yi mooy tarixa yi xam ni tey li nga xamante ni tey moom lañ war a gën a bàyyi xel mooy discours bi ñuy waxee. discours bi mu bañ a basé wu ci li ñuy wax tafaadul ku nekk maa gën ku nekk ni di njëkkante number one bi maa nekk ci kanam te Oustaz Bara def naa wax na ko sànq nañuy xool buñ xool forme bi nañ xool fond bi toujours foofu la ñuy taxaw maa gën sëriñ te dafa nekk tey bomb boo xamante ni bomb xaw ma retardement lañ koy xam ne jour bu fi explosé dina doy waar donc toujours ñu gën a xool discours bi nga xamante ni moom la ñuy waxee sànq Oustaz Birane wax na ko lettre bi nga xamante ni Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam yónnee na ko ngaa xam daf ci wax lu am solo
fi mu commencé def ni ñun ñii li ñu boole du tariixa dafa xat li ñu boole mooy l'islam te l'islam lan la woote mooy jàmm bëggante nekk benn boo nekkul benn boo andiwul jàmm doo nekk ci l'islam parce que ci première xutba ba mu ngi koy wax inna ahlal janna yatahabbuna képp ku bëgg a dugg àjjana da ngay bëggante fii ba pare. soo leen fàttalikoo Baye Ablaye yàlla na fi yàgg te wér yàgg ñoo jiite dafa doon faral saa yu ñu defee aaji boobu bay def ci ngoon si cérémonie officielle da ngay gis ne dafay wër tarixa yëpp ku ci nekk mu jox la sa àq wane na rek loolu ñun ñëpp benn lañu ci benn boobu rek laa bëgg nga ñëwal ñu si 1 minute. waaw jërëjëf loolu nga laaj dafa am solo. waaye boo xoolee comme niñ koy waxee Seydina Limaamu alayhi salaam bi mu digalee benn ko jullit ñi wax leen niñ ci war a mel li ñuy wax toujours comme ni ko Baara waxee sànq Seydina Limaamu lu mu jàngale Seydina Issa moo ko jëmmal maanaam bu defee fondation bi Seydina Issa moo teg miir bi ba mu taxaw fii ci Cambérène di nga fi dégg ñu lay wax ay mag yoo xamante ne nii suñu maam Mansour yàlla na fi gën a yàgg mi ngi fi mi ngi ko tudde woon sëñ Mansour mu mag ma boo demee Yoof am na fa sëñ Fallou am na fa trondoo sëñ Bass am na fa trondoo mu nekk loo xamante ni daf ko doon def pour wane ni jullit ñi benn lañ amoon na ay doomu baay yu mu ko mënoon a tudde amoon na ay taalibeem yu mu ko mënoon a tudde waaye li mu leen bëggee jàngal mooy li ustaas doon wax sax xam ni jullit ñi benn lañ wala ni xam nga ni olof day wax ni ki la tudde doomam kooku fonk na la loolu bi Seydina Issa defee loolu ki nga xamante ni mooy doomam bi di Chérif Abdoulaye yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér suñu xalifa bi gis nañ tey ni amul këru diine booy tudd ci Sénégal te amul du tëruwu fa doom te amoon nag ñu ngi ko mën a tuddee ba pare nag oustaz Baara sax am na fu mu ko koy waye booy way suñu le jeune poète naan kon ñi nga tuddee Baara yaa ma gën a mokkal way waaw maanaam daal mais ni nga ko koy xamal ci biir way li sens bi li mu undu mooy ñi nga ko tuddee mbaax moo tax nga tuddee leen ko ak jox leen cër waaye am nga loo ñoo ko mënoon a tuddee. jërëjëf fi nga foofu rek laa koy interpeller mu jox ñu texte yi nga xamante ne moom mooy jëmmal loolu nga wax noonu. waaw le jeune poète dafa wax ni l'islam a tax nga jël sa doom yu baax yi tudde say moroom sàllaaw du tool bi yaay boroom amoo moroom Baye Abdoulaye man li may tëjee rek ay yenn quelques bayit la yu jëm ci waa Kër Libaas moo wax ni waa Kër Libaas nanu bekk suuxat cofeel sunu biir xam naa ni kenn mënu leen ci soppa njool mi nu gëm xam naa ni kenn gënu leen xam naa ni kenn rawu leen wat naa ni kenn na du yéen ci jéem a neexal xolam yéen laay ni xam naa ni Seydina Limaamu Laay jaral na leen wan na mer ak bañ di toppaku tooñ jaral na leen baal ku juum sagal ko ngir fa nu jëm nan bàyyi xel ki fi buur teg Abdoulaye mi Issa ku daan jalal ku fi toog kenn warta yàq ab jalam bépp xalifa bu mu mis toog Serigne Ablaye jalal naka ab jalam kon moom ab jalam moom Serigne Ablaye kenn war koo yàq Serigne Ablaye muñam gi war naa tax nu takku taxaw gunge ko sargal ko dëkkee sàkku am ngërëmam na yàlla dolli ko wér tawew fanam tetu suur nu koy bégal ngir dajeeg maamam ëllëg fa nu jëm xëy taabaleeg maam ëllëg gaay xëy taabaleeg Seydina Limaamu Laay ëllëg ca bés bi nga xam ne ñëppay war bàyyi laay muy temparango li waa ul hamdi gaay loolu weesu na ndam ba bés ba yàlla bu mu meroog nun moom bàyyi laay yàlla na doon sunu muur ci barke maam Seydina soppem bi ak xalifaam ne yàlla julli ci moom sëlmal ci moom abadan te jox ko bés ba wasiila ak cër ba yokkaram moom ci barke Seydina Issa Rouhou Laye macha allah mënoon na fi yem ndaxte ndeysaan xol yi neex na parce que li ñu jëm suba mbégte bu rëy la mbégte àdduna bi la donc suñ ko dooree ak poème bu mel nii dañ ciy daal di sant yàlla bu baax sant la Baara sant la sa taxawaay rafet na yàlla na la yàlla may kattan ba nga gën a jëm kanam di ñu indil ay poèmes yu mel nii donc balaa maa tëj rek damay sant oustaz yi damay sant professeurs yi ndax points yi ñu développé yëpp bu ci nekk rek doy na conférence bi nga xamante ne nekk na en rapport ak li nga xamante ne moom la ñu jëm suba à 9h incha allah aji boo daay la
journée de prière et de recueillement bi nga xamante ne barke bi yëpp ci ñun la jëm donc damay gërëm Oustaz Seydina ci njàngale bi nga indi ci analyse bi nga def ci li nga xamante ne mooy extrémisme ak li nga xamante ne moom lay jur ak di gërëm tamit Birane Oustaz professeur Birane ci li nga indi Seydina Limamou lan la si wax parce que Seydina Limamou wax na si lépp da ngay xam rek denc wala nga xam rek nga xamle waaye ci lépp la wax donc ñu ngi lay gërëm bu baax yëpp xaju fi waaye nag li ñu si jot a jox defal na boom ci sunu kër yi ba nga xamante ne tey bu ñu tëddee dinañu nelaw bu baax a baax sant spécial professeur Bara di la gërëm bu baax a baax parce que da nga indi un plus xam nga poésie la poésie vient du cœur dafa nekk loo xamante ne naka lañ ko c'est un art supérieur noonu lañ koy waxee ku yàlla may nga mën a bind ay poème yow tu es un être supérieur donc ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci contribution boobu bi nga indi ci sunu waxtaan wi di ko tëjee rek di leen sant ci seen teewlu sant média yi ci seen taxawaay ndax lii yëpp bu mënee am seen taxawaay moo tax te di leen invité suba yéen ñëpp bu kenn des jàmmalaay ñu ngi leen di gërëm di leen sant